bismillahi rahmaani rahim mbokki jullit yi mbokki taalibe yi tey ñoo ngi fii ci Louga ci seen chaîne bi wax Majmahun TV ñu fas yéenee ànd ak yéen ci ab waxtaan tolluwaayu jamono maanaam muy terrorisme ak l'islam kon ci waxtaan mooy incha allah ñu fas yéene see dalal ki ñu féetee suñu ndeyjoor muy sëñ Yoro Thioune di enseignant di ci dalal aussi que ki ñuy wax sëñ Salim Mbaye moom di nit ñi ràññee ci wàllu débat yi nga xam si moo jëm ci wàllu actualité jamono ji kon lu jiitu loolu it dañuy ñaanal sëñ Mountakha Mbacké xalifa général des mourides mu yàgg fi loolu te ànd ak wér noonu lañ koy ñaanee sëñ Cheikh Jëmb Fall xalifa général des Baye Fall mu yàgg fi loolu te ànd ak wér ak le responsable moral bi nga xam si ni moo nekk ci kanam mbooloo mi di fédération Majmahun Nurayni de sëñ Mouhamadou Mbacké ak ki nga xam si ni moom la teg ci kanamam muy sëñ Mbacké Mbodj di jëriñu fédération Majmahun Nurayni kon tey ñu fas yéene dikk yéen ci waxtaan ana lan mooy terrorisme ndax l'islam ak terrorisme benn la wala terrorisme ak l'islam bokkuñu dara kon leeral yooyu yëpp incha allah moom lañu fas yéene ànd ak suñu ñaari gan yu tedd yi ñu àndal kon bu ko defee ci laaj bi njëkk bi rek dañuy tàmbalee ci sëñ Salim Mbaye ñu fas yéene koo laaj ana lan mooy terrorisme ak terrorisme fan la jógee ak lan mooy doxuwaayu terrorisme fii ñu toll ci jamono ji sëñ Salim. jërëjëf Serigne Gueye ñu lay nuyu bu baax di jaar suñu nuyoo si waa mbokku Majmahun TV muy chaîne bi xam ne mooy méngoo jamono di yëkkati si am solo yi ñu ngi lay nuyu bu baax di nuyu tamit sëñ Yoro Thioune ñu ko waxee di suñu mbokk di ab jàngalekat di ab yaatkat ci débat bu mel ni muy terrorisme ak l'islam kon dina mën a laay biir mbokk yi lan mooy dëgg ñaari baat yooyu ak lan moo tax ñu lëkkale leen kon bi ginnaaw bi ñu sante ñëpp ñu ngi rafetlu bu baax liggéey bi waaw terrorisme moom day baat boo xam ni daanaka kon xam ne am na 9 définition kon lu ñu naan am na 9 définition mooy kenn xamul lu mu doon ku nekk na ko déggee ak nga koy waxee rek waaye daal bi ci gën a jàpp mooy c'est employer la terreur à des fins politiques culturelles économique ou religieuse maanaam mooy jëfandikoo violence ngir yëkkati ay kàddu wala yàlla ay kàddu jëm si wàllu politique wala jëm si wàllu diine wala jëm si wàllu koom wala jëm si wàllu aada loolu lañ ne mooy terrorisme kon loolu yaakaar naa ku ne mën na ko def ki nekk bokk ci lislaam nag bu ko defee aw woyu la rek ni ko tubaab bi ma defee wala naar ba pour mën a doon waaye loolu daa leelu dara l'islam kon ñu xam tamit ni ba guerre froide bu jeexee dafa am benn borom xam bu mag bu tudd Francis Fukuyama moo bindoon la fin de l'histoire moom dañ ne comme ginnaaw guerre froide bi jeex na mur de Berlin daanu na léegi benn civilisation rek moo triomphé mooy le libéralisme moo la basal moo fi ne moo faral ko laay waaye fin de l'histoire boobu tekkiwul ni nga day am absence de conflit waaye li mu tekki mooy même civilisation bi fu ma nekk tamit ni maanaam dootoo mën a dominer libéralisme moo samp naka mu wax loolu rek beneen borom xam-xam bu ñuy wax Samuel Huntington moo bind le choc des civilisations ne ko déet gannaaw guerre froide jeex na mur de Berlin daanu na waaye am na yeneen juróom-ñeenti civilisation yoo xam ni juddu na te l'islam ci la bokk kon bu nga deful nànk rek l'islam boobu rek dina taxaw daaneel le libéralisme kon nga xam ni kon foofu xaar yi commencé na ni kat l'islam mooy noon bi ñu war a rey ñu wax loolu George Bush Pierre jël ne comme ginnaaw guerre froide jeex na léegi ñun au nom de la loi dañoo war a fondé génération maanaam doxalin boo xam ni mënuñu tuddee nouvel ordre mondial boo xam ni ñun ak génération future yëpp di war a fondé nouvel ordre mondial boo xam ne dañ koy sukkandiku si loi pour mën a gis dox ni ñu bëggee loi bi ni ñu gisee ni ñuy doxee képp ku si ànd ak ñun ñu boole la ñu si visé loi bi ak doxin bi am képp ku si wutee ñun ñu qualifié la ay terrorisme kon moom boo xoolee baat bi mooy suñu gisin ku si ànd ak ñun nit nga civilisé nga suñu gisin ku si ànd ak ñun rek qualifié nga terroriste kon nga xam ni kon maanaam ñu ñëwati lu ko jiitu ki naan Albert Pike
mu bokk seen moo gën a xam franc-maçon yi bu dee mu xatam moo si kii franc-maçon yi mu ne dikk àdduna bi ko moom mooy Lucifer mooy seytaane kon ñun ki jàppee nii mooy yàlla suñu borom àdduna bi ñoom jàppee wuñu ko ñoom franc-maçon yi loolu mu ne nga Lucifer bi moom àdduna di seytaane faaw ñu def 3 guerres mondiales pour mën ko delloo ak àdduna bi muy seytaane bis njëkk dañoo def ni guerre mondiale première guerre mondiale une guerre religieuse une guerre politique deuxième guerre bi dafa nekk une guerre raciale troisième bi nekk une guerre religieuse te boo xoolee première guerre mondiale 14 juillet ñëpp xam nañ ni guerre politique la ndax la démantèlement de l'Empire ottoman pour politique la woon deuxième bi ñu xam ni guerre raciale la ndax Hitler nazi ko ne xam na ko troisième bi waxoon na guerre religieuse mooy ni l'islam moo fi nekk ndax christianisme daaneel nañ ko ci jamonoy révolution française 1789 kon léegi ki fi nekk mooy l'islam kon noon bi mooy l'islam léegi nag moom la ñu war a mën a daaneel léegi nag pour daaneel ko faaw ñu tam ko dëmm ndax tuddee ko terrorisme ndax boo xoolee si année 90 yi li ñu daan wax fondamentalisme parce que ma ne ko l'islam toog ñëwaat ne intégriste tuddee ko l'islam tey jii moo tax ba tudd terrorisme kon maanaam su bu tomb ba tontu bu gàtt dañ jël ay qualificatifs yoo xam ni dañ koy ba collé l'islam pour mën koo faagal pour mën koo daaneel kon daal si digg tontu bu gàtt loolu moom la ñuy wax terrorisme muy yat boo xam ne noonu da kaa utiliser pour faagal l'islam bu dee Europe faagal l'islam bu dee Afrique moom day nekk jumtukaay boo xam ne dafa yëg pour nootee ko pour sacrifier jërëjëf sëñ Saliou ci leeral yooyu mu indi ci cosaanu terrorisme fan la jógee kon bu ko defee dañuy ñëw ci suñu njoro bu ko defee moom ñu laaj ko ana l'islam moom nan la gisee terrorisme est-ce que terrorisme islamiste yi ñoo koy def wala dañ koo taxal l'islam rek comme que l'islam dana wax ni moom religion jàmm lay woote ndax terrorisme mooy l'islam wala l'islam mooy terrorisme sëñ njoro asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokk yi ñu seetal ñu ngi leen ziar di jaar fi sëriñ jaar léegi rek ñu sëriñ taxaw di ñaan yàlla ñu def ko tànn ko suñu kilifa yi nekk di sëriñ Mbacke ak ñi nga xam ne nii ñoom la ñuy seetal liggéey bi muy jëriñ seen Mbacke ak jëriñ yëpp ñu bokk ci fédération Mouride Mouride di am mbégte di jàkkaarloo yéen ci chaîne TV bu mag nii Mouride bi. di indi leen leeral ci li nga xam ne nii ak phénomène la wala actualité la ci wàllu diine wala ñu koy sosal diine lu ñuy wax terrorisme léegi balaa ñuy ñëw ci laaj sax dañuy def ab jàngat ci histoire ci islam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy njëkk a wootee naka la doon wootee ndaxte ñaari façon woote am na ca muy da'watu sirriya maanaam yonent bi message bi ñëwee ci moom muy woote dugal ci islam li mu doon wootee biralu ko woon da doon dem ci ay nit leen ko gaaral ba yàlla defee bi Seydina Omar ñëwee daane su fekkee ne lii ñuy woote dëgg la nañ ko gaaral nañ ko yëkkati ba ñëpp nañ ko fayal ba ñëpp gis ko ba aay ba wàcc fastamatu wa wa'rid anil mushrikiin maanaam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla jox ko ndigal nag lii muy woote nekk dëgg-dëgg mu biral ko ñëpp xam ko waaye bi loolu amee nga gis ne ñamu nekkaloon tamit weddi woon daa leen bundaxataa tamit daa leen tuumaal ci lu nekk yonent bi ji nañ ko ne ay ab jabarkat la lu nekk tuumaal nañ ko waaye li ñuy def rek yàlla suñu borom subhanahu wa taala da ko cee setal moom set wecc nga xam ne ni nag dem na nag ba nga xam ne ni nag wala woote bi laaj jàmbaarloo ak ñi nga xam ne dañuy weddi islam muy bocc jaasi muy jifat loola nag ab moyen la woon rek pour dugal nit ci islam ndaxte comme dañ doon wootee di gaaral di defar xel yi di jàngale ñee tamit jug di leen bunduxatal léegi nag yàlla jox ndigal pour ñu jihad muy jihad fi sabilillah muy ñu génne nag bocc jaasi léegi nag kon bocc jaasi boobu nekkul woon histoire nekkul woon ci cosaanu woote ci islam waaye ab jumtukaay la bu nu jëfandikoo woon pour dugal nit ñi ci diini islam ci jamono yooyu waaye jamonoy dox ba nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci xiddatul widaa bi muy mujjee tàggatoog julli ci def discours am boobu da leen ne at bii daal ragal naa ne fii laa yem ak yéen waaye maa ngi leen di sant ne jihaad ji ma doon def mooy jihaad ju ndaw mooy bocc jaasi waaye jihaad ju mag ji nga xam ni moom la ñu war a def moom mooy defar xel dafa nit mooy ne ballighu lii wala ayatan ngeen jottali ma fu ma dem dootu ab aaya sax kon ñu xool ne islam baat bi rek
boo ko xoolee moom mooy jàmm kon islam wootewul violence wootewul leneen loo xam ni jëmul ci jàmm parce que baat mu tëdd maanaam islam boo ci duggee udxulu fi silmi kaafatan dana nga dugg ci diine mais nga dugg ci sa lépp maanaam islam boo ci duggee da ngay am sécurité maanaam ci ni ngay dundee ni ngay jaamoo yàlla say tasarufaat maanaam ni ngay sa adduna daal ni nga koy doxee yëpp dafay nekk si jàmm kon li ñuy wax terrorisme di ko takkal diine islam kon loola nekk lu am waaw ndaxte ki nga xam ne ni moom moo woote moo leer islam bi commencé wu ko loolu te bi mu fiy jógee tamit dafa wax ne bi mu fiy jógee jihaad ju ndaw ji ñu doon def mooy bocc jaasi kon ju mag gi mooy jàng nit ki kon ñu gis ne islam ak violence ak lii nga xam ne occidentaux yi moom la ñuy tuumal islam loolu dafa wuutee ak li nga xam ne moom moo am te bu ñuy jël soo tamit ci ki nga xam ne nii mooy suñu sëriñ muy Cheikh Bamba Xaadimu Rasuul dafa ne inni jaahid bi ilmi wa bi tuqaa man damay jihaad waaye jumtukaay bi may xeexe bi may jihaade mooy xam-xam ak ragal yàlla kon nga xam ne kon xam-xam ak ragal yàlla ku koy jihaade kon woote woo violence woote woo terrorisme kon ci gàttal loolu ñuy wax dafa soree ak li am waaw ak boole ci li Sëñ Saliou wax ak histoire yi mu ci wax yi yëpp loolu daal laa ciy indi ci ak tënk. baax naa jërëjëf sëñ Yoro ci leeral yooyu kon bu ko defee ñu seetlu ni dafa mel ne terrorisme tubaab bi bu ko fii indi dafa mel ne luy défendre ay intérêt nga xam ne ni balaa mën a pénétrer benn réew ci Afrique rek fokk mu jaxase leen wala ci àdduna bi ndax bu ñu seetloo ni li xewoon Irak bi ñuy pendre Saddam Hussein kon loolu américains yi xam woon ban bunt la ñuy jaar ba dugg foofu ba tuumaal leen ba noot leen mais am na fu ko jaar ci terrorisme lañ fa jaar bu ñu seetloo liy xew Mali actuellement nii rien que pour défendre seen i intérêt bopp tax nañu jaxase ña fa nekk jaarale ko ci cadre terrorisme ba mën faa dugg kon bu ko defee Sëñ Saliou nga dikkal nu foofu est-ce que terrorisme nekku ni kon tubaab bi moom moo ko créé pour intérêt yi nga xam ni mi ngi koy am ci yeneen réew yi pour néewal leen doole ban néew doole mu mën a ñëw nekk seen ginnaaw waaye lépp nag mu bokk ci terrorisme Sëñ Saliou nga indi ci ay leer ci loolu. waaw jërëjëf Serigne si laaj bu am solo boobu xam nga sànq fi may wàccee samay kàddu dama ne terrorisme dafa ne jumtukaay boo xam ni tubaab bi dañ occidentaux yi dañ ko utiliser bu dee Europe dañ ko jël pour xeex ko diine waaye bu dee suñu réew yi ñun dañ koy jël pour remédier ko pour mën a ñëw taxaw pour sàcc li fi nekk ndax ñu delluwaat ginnaaw tuuti si 2001 lañ ne États-Unis dafa am ay attentat ñaari tours yi dañ ko bombardé ay terroristes lañ ñëw noppi George Bush décrété indi baatu terrorisme commencé teg ay jéego te science ak lépp montré ne kat attentat yooyu ñu wax dañ ko gëstu ba gëstu américains yi ñoo ko defal seen bopp waaye du ay nit ñu tuumaal ndax ay tour soo koy bombardé bu dee du jóge extérieur di ko bombardé maanaam da ko war a màbb waaye ñu xool tour yooyu dafa mbëpp te mbëpp li ko mën a def mooy déminage maanaam day mel ni carte château de carte bi sécurité wu kon maanaam ñoom ñoo def seen i pexe ba seen tour yooyu mëpp pour ñu mën a am pour émissaire tuddee ko ay jullit ñaareel bi gis ñu benn élément juif yahud boo xam ne bokk na ci attentat yi te loolu mënta ne kon ñu xam ne loolu ñoom ñoo ko fexe pour mën a am bu émissaire pour mën a changer ordre du monde ndax États-Unis li mu baaxoo mooy gis ñu nga sant say biir wax day créer problème pour une solution pour mën a ñoo toog ndax ñoom guerre froide ñu xam ni États-Unis moo doon jàmmaloo URSS si guerre froide la instrumentaliser ay dëkk pour mën a indi guerre pour mën a dundal économie ndax léegi dañoo nekk si jamonoy capitalisme militarisé maanaam il faut instrumentaliser ay dëkk pour mën a dundal sa économie li ñu tuddee économie de guerre guerre économie la léegi bu ñu nee ba guerre froide di jeex xam ne amatul benn réew bu mu instrumentalisé léegi mu ne il faut mu changer données ndax moom toujours dafa war a wuti débouché pour dundal réewam dundal économie léegi nag si la créé 11 septembre muy attentat yoo xam ne su ko defee pare da askanale l'islam pour mën a dem détruire réewu l'islam yi pour mën a dund ndax 11 septembre ba mu jàllee rek ndax 11 septembre mi nga am octobre matul weer ñu créé li naan Patriot Act mooy changer seeni loi yoo xam ni léegi daanaka loi yooyu mooy tax ak donc képp kuy tumaat terrorisme amatoo benn droit maanaam sa droit yëpp la dañuy dindi sànni fee
tey jii nit boo ko doon perquisitionné sax dañ ne la boo koy perquisitionné faaw daa war a nekk këram nga doog am sañ-sañ ñëw perquisitionné ko mais bu dee terroriste nga ko accusé nga ne sa kër ak foo mën a nekk dañu am sañ-sañ yi ñëw perquisitionné sa kër sans pour autant nga ne fa beneen bi mooy say écoute say appel téléphonique dañ koy déglu say jokkoo si internet dañ intercepté say page maanaam amoon nit dafa am lu ñu naan sa intégrité maanaam say données personnelles maanaam yoon dafa wax dañ ko war a aar sàmm ko sa intimité maanaam terrorisme nag day lalli loolu amatoo intimité maanaam kii accusé loolu day leen permettre sur de renseignement yi xam ni saa su ne dañuy mën a accès si yow jël say données mu neex la wala mu naqee la amatoo biir néeg amatoo biti amatoo loolu lépp yooyu dañ koy mën a def pour gën a mën a contrôler doomu aadama yi pour gën a mën a xool ku ne doomu aadama yi ni muy liggéey pour mën la saytu kon loi yooyu dañ kaa jël 11 septembre si lañ jógee dem soxna sax isel fa foo sànq ne kat Thomas ne ko yow kat yaay lëkkaloo benn ren Al-Qaïda di ko jox ay armes pour mën a dem daaneel Saddam Hussein sans résolution Nations Unies la bi gën a garaaw mooy le droit international dañ ko torpiller dem Irak rey Saddam Hussein sa rey bi pare installé fa pour mën a teg pétrole bi bët ndax ñoom pétrole moo leen ñor te gis nañu Saddam Hussein nekkul pantin boo xam ni daane seen dunguru fu ñu ko jaaree mu jaar fa fu ñu ko jaar du fa jaar léegi su koy yow arrangé woo leen dañuy mbubboo terrorisme pour ñëw sa dëkk pour mën laa daaneel sàcc li nga yor ma fàttali tamit nii guerre Biafra ñëpp xam nañ ko mooy Nigéria daa amoon si penkoom ay rebelle yu ko juddu di laaj indépendance bañ laaj indépendance ñu xam ne Nigéria colonie britannique la woon français li ñu def ndax Nigéria armée gouvernementale bi dafa tëj suuf si tëj jéer ji tëj géej gi nga xam ne rebelle yooyu amatuñu lu ñuy lekk amatuñu lu ñuy dundee France moo leen fekk foofu si digg àll bi di leen jox ay armes di leen jox ay dund am dund loolu lu muy tekki ndax foofu ñu nekk pétrole dafa nekk kon maanaam te guerre bi Biafra def na 2 millions de morts kenn mosu ko dégg te loolu France ko waral ngi seen intérêt pour dajji foofu pour mën a am accès si pétrole bi loolu terrorisme la kon ñoom bu dee baat bi ma am naag maanute ñoom ñooy terroriste yi bi ma si doon ni mooy Libye xam nga dafa am beneen xam bu mag bu tudd Roger Garaudy moo bind l'Occident est accidenté français la nee na ñun occidentaux yi bu dul woon suñu passé colonial li ñu noot si suñu colonie yi amoon muy wàllu ressources yi ndax ma fàttali ne Sénégal maa nday gerte pour France cacao Côte d'Ivoire uranium Niger pétrole Gabon ak leneen ñooñu ñoo daan suqali réewu France te seen bët bu mosaan a xonq suñu doomi réew yi ñuy jël ñoo yóbbu leen ci guerre ba ndax 98 ku ne xam na ma ñu fi demoon ba yaakaar naa taaw Mame Cheikh Ibrahima Fall Sëñ Fallou Fall fa la des taaw Sidi El Hadji Malick Sy Ahmed Sy fa la des ak ñeen ba mu jeex tamit 45 39 45 ñi ñëwaat tamit jël suñu doomi réew yóbbu te dafa gën a yées sax ba ñëwee ba ñibbisi di laaj seen ndàmpaay dañu leen bombardé kaw caaro yëpp dégg nañ ko kon Garaudy ne réew occidentaux yi bu doon seen passé colonial boobu duñ tekki dara mu topp si nii président Giscard d'Estaing jiite woon France dane sans l'Afrique la France serait une puissance relativement moyenne sans considération mu ne bu doon Afrique France day nekk réew moo xam ni as doole lay am te du tekki dara kon ñu xam ne ko ñoom seen kattan seen doole Afrique la léegi nag duñu seetaan mukk la fa nekk di jàmm di fa am léegi nag si la foofu lay waxee nii ba loolu amee ñu xam ne France Afrique moo tax mu ngi nekk ñu fàttali que ni Kadhafi ñëpp war a delloo njukkal ndax damay profité ne africains yu bari dañu ne ñaawalal Kadhafi ñu yaakaar ab saay-saay la fekk ku baax la ndax Kadhafi si fàttali moo français yi ñoo si xoon jàmm français di ko jaay arme yu bari français ko jaay ba ñu xam nañ seen ni Sarkozy élection yi mu nekk président moo ko du financé waaye léegi wax Sarkozy moom nekkoon seen am ni ci am nekk seen waay ñu jékki-jékki ba ko tam dem ba rey ko est-ce que africains yi posé nañ question boobu ma fàttali ne Afrique Kadhafi dafa amoon programme pour Afrique bi si njëkk dana ñun Afrique war nañu am suñu satellite bu bopp
tuddee ko RASCOM ndax communication boo amul satellite da ngay dépendant te ñi ngay dépendant maanaam ñi ngay dépendant li ñu bëgg dañu lay jëmale doo moom sa bopp génne 300 milliards de dollars teg si table mooy RASCOM mooy satellite africain. deuxième bi mu ne nañu si compagnie boobu ñu Afrique ñu Africa génne 30 milliards de dollars teg. troisième bi mu ne nañu une armée africaine boo xam ne ñun ñoo bu amee lu ñu war a jënd ñoo koy jënd suñu bopp day aar suñu bopp. quatrième bi mu ne nañu suñu banque centrale africaine génne xaalis teg. ensuite nañ teg union monétaire africaine boo xam ne mooy équivalent wu fonds monétaire. yaa ngi dégg bu ñu paree am suñu monnaie bopp loolu bi ñu ko defee France fu ñu jëm occidentaux yi fu ñu jëm te waxoon naa la réseau di wax ak ñi wax ni France bu Afrique du def ñu ne Kadhafi mi kat donte suñu waay la woon seqoon nañ jàmm lii mën a sër ne 2014 da koy amal te ma fàttali ne Kadhafi il a les moyens de sa politique maanaam li mu politique boobu mu tëral am na moyen yu financé ay sa bopp ñu ne kii nga donte suñu waay la woon suñu jàmm la woon lii mu wax bu sottee ñu France dañu tekki dara ak am ñuy mel ni ñun suñu ko complot rey ko benn gaz yi ñëpp xam ne dañ ko reyee loolu terrorisme la bañ ko reyee lâché rebelle yi ñu dem Mali kon Libye ko toj moo tax Mali toj te français yi ñoo toj Libye léegi bañ demee Mali origine bi ñëpp xam nañ ni nord bi MNLA yàgg naa revendiquer indépendance waaye mosut am bi tension waaye ba Libye tojee français yi lâché les troupes ñu ñëw Mali fa la Mali tasaaroo ku ne juddu fa rébellion juddu fa tubaab gi ñëw ansaaru ji ñee ñëpp ñëw fa France moo ko causé loolu mooy koom gi nekk Mali ndax koom googu bu amul bu jàmm amee France du ko mën a superviser faaw mu ne wax sànq faaw mu indi tàkk-tàkk pour mu ne mooy ñu nekk sapeur-pompier bu fay taal bi waaye bu ñëwee bëtal la day teg si meññeet yi si alal ji ne foofu ma wax ne la foofu noonu uranium Niger boobu kan moo koy exploité instant bi Areva c'est une entreprise française te miinu uranium boobu mooy miin bi gën a mag si àdduna bi nekk Niger te réew yooyu dinañ gën a ndóol gën a ñàkk ndax exploitation bi kon terroriste bi kon foofu mooy France moo taal daal pour mën a exploiter foofu kon ñu comprendre ni terrorisme bi dañ ko askanale l'islam pour mën a daj bi l'islam ak di ko utiliser comme business instrument de business pour mën a remplir seen i poches dina seen réew dina seen économie maanaam waaye laalewul dara ak l'islam loolu banditisme la rek waaye malheureusement suñu état yi xamuñu ko xam naa bu desuwaatee dinañ gën a mujj si mbiru état bi. waaw jërëjëf sëñ Saliou ci leeral yooyu kon liñ ci déggee maanaam mooy kon terrorisme dafa mel ne baat la boo xam si ni ñi nekk ci kaw ñoom ñoo ko créé pour défendre seen i intérêt pour mën a aussi pénétrer réew yi nga xam si nii gis na fa ay ressources yoo xam si ni amal na leen njëriñ ndax kon dafa mel ne dañ koy jaawale ak rébellion mais gis ñoo xam si ni dañuy kaas loo xam si ni wala ñuy ñaxtu loo xam si ni seen moomeelu bopp la nekk seen biir réew mais xëy na am na ñu leen di influencer couvrir leen ngir bëgg ñoom ñu jaxasoo ci seen biir ba ñoom ñu mën a ñëw ëmb leen di sañ leen a digal sañ leen a tere ak jël seen i ressources jëfandikoo ko kon dañuy dikkaat rek ci seen Yoro fii jamono toll rawatina ñuy wootee ni ñun ay murid lan ay jullit lan kon ñu nit war nañoo am benn seetlu benn taxawaay nan lan war a dundee ak baat bii ñuy wax terrorisme maanaam lan lañ ki nga xam ne moom la yaakaar tey ak ëllëg nan la ñuy jàngal ñu war koo doxee ci baat boobu kon sëñ Yoro. jërëjëf sëñ Serigne Ndiaye li ñu ci war a taxee moom lu leer la mooy delluwaat ci sëñ bi digloo waaw il attention bi ci des mooy in xiftumul xajal fa xaddimul ilma qabla al amal maanaam damaa am na sànq ci bi may jël kàddu gi nee na yonent bi salaam bocc ci jaas yi jiitoo ko woon ci woote islam daa dem ba mu sës mu def loolu ba mu fiy jóge tamit dafa wax ne fii laay yem jihaad ju ndaw ji li ma doon def jihaad ju ndaw waaye ju mag ji mooy jàngal nit defar xel defar jikkoom bu baax Sëñ Tuubaa bi mu ñëwee tamit loolu wax ni ujaahid bi ilmi wal Qur'an kon ñun ñii Sëñ Tuubaa lam doon xeex di ko jihaade mooy xam-xam ak ragal yàlla kon ñun bu ñëwee ñëw ay soldaaru Sëñ Tuubaa kon ñun loolu la war a def
jumtukaay bi ñu war a xeexee mooy lan mooy kon xam-xam ak ragal yàlla loolu moo war a nekk suñu jumtukaay kon tey jii ñun li ñu war a def mooy jàng rawat na jàng diine waaye jëf bu ñuy jàng tamit ñu jëfe ko loolu moom moo ñu war kon boo xoolee message la xalif actuel sëñ Mountakha Mbacké yàlla fi yàgg loolu tax dëkk yëpp xam-xamam yëpp maam liggéeyam yëpp ci xam-xam la ko teg dañoo dellu si waat dafa recrade foo xam ne murid yi lu ngeen di def jiite leen ci xam-xam soo ko jëf àdduna tamit li ci war yëpp yàlla fàddul na ko nantal yàlla muy himma te xam nga sëñ Touba wooteem bu njëkk da doon jàngale di teew ak di jàngale loolu la commencé woon moom ci yàgg mu ne ku fi jàng xam-xam indiwoon wala leen nga dem li fi nekk mooy jaayante mooy himma yittewoo suñu borom kon li ñu war a yittewoo mooy xam-xam mooy li suñu Muntaxa indi fii nan daan jàng ci Daaru Alxuraan def majalis génn am bac bu ñu paree dem ca réew naar ya bu ñu ñëwee indi beneen comportement wala ñu dem ci tubaab yi ñu def beneen comportement waaye nag léegi mu fexe ba créé fi université 37 milliards kooku am na joxoñ bu mu wax mooy ni gën a góorgóorlu ci xam-xam muy i'laa kalimatullah comme ni mu ko waxee kon ñun lu ñu ndaw mooy ñun jeune murid yi mooy ñu jàng diine waaye xam dëgg-dëgg lan mooy mouridisme xam lan mooy sëñ Tuubaa dëgg-dëgg ak yan jumtukaay doon xeexe ñun tamit ñu wuti loola jumtukaay yooyu pour mën koo xeex la ci xeexam booba ñun loolu moo ñu war en tant que jeune boo xoolee tamit li sëñ Saliou wax léegi boo xoolee tubaab yi ñoom jóge nañ fi ci ak melo maanaam jóge nañ fi waaye ci ak melo lañ fi jóge ndax ñi formé tamit ba léegi ay tubaab lañ boo xool baax parce que ñoom du ñu bàyyi affaire saa su nekk ñi ñuy créé leen muy suñu njiit yi toujours ñoom seen formation la ñuy yor kon tubaab bi jóge fi luñ fi mos a jóg waaw kon daal li ñu ci mën a musal rek moo ñu delluwaat jàng alquraanu karim waaye jéem koo xam jëfe ko jàng shariatul islam te commencé ci sëñ Tuubaa yëpp ci sëñ Tuubaa loolu daal moo ci mën a gis. jërëjëf sëñ Yoro ci leeral yu am solo yooyu comme noonu ko sëñ bi diglee rek fexe ba suñ gànnaay doon xam-xam ak diine kon loolu rek moo war a nekk moo war a yitteel murid bi raw sàkkatu maanaam jullit bi kon bu ko defee day dikkaat ci sëñ Saliou ñëpp gis nañ li taal Mali gis nañ finde yëm fa indi ak coono yam fa indi lépp gis nañ li nekk Nigéria waa Boko Haram finde yooyu yam fa indi ñëpp gis nañ aussi li nekkoon li jaar li bi léegi sëñ Saliou buñ dee wax terrorisme nga xam ni kon mën na loo xam ne kenn mucc ci te dañ ni prévenir mieux vaut guérir kon ñun en tant que sénégalais wala en tant que Sénégal yan moyen lan war a taxawal ban mën a mucc ci baat boobu wala it finde yooyu nga xam si ni terrorisme mën na koo jur. waaw jërëjëf Serigne lii laa yu am solo yooyu xam nga Olof Njaay danaan néew doole tool na maanaam boo xasee néew doole rek ndax gis nañ bëgg démb rek lu récent premier ministre Canada ñëw Justin Trudeau suñu palais de la